voilà merci beaucoup yéen mbokku téléspectateurs yi di leen di kontaane saay su ne rek di jàkkaarloo yéen si li nga xamante ne que moom mooy télé bi nga xamante moom mooy Tawfekh TV di jaajëfal suñu kilifa muy sëñ Xaadim di koy kontaane bu baax a baax borom faju aada ak cosaan di koy jaajëfal bu baax a baax tam si taxaw gi nga xamante ne mu ngi koy taxaw si réewam ak bu dul réewam kon donc ci loolu nag seen émission bi nga xamante moom mooy toj yax bi buñ ko waxee may maanaam kenn ku ne ca la nga nekk dañ la fekk si waxtaan ak yow ci ni nga nekkee sa gox parce que li ñuy gëm ni que mooy kenn ku ne dëkk ba nga nekk fa waaye nag njëriñ waa dëkk bi moo am solo ñu seet si ki nga xamante ne que franchement doomu Bambilor la waaye mu yàgg a sonn ci loolu li nga xamante mooy avancement Bambilor ñu fekk si ko fi nga xam ne mooy Bambilor mu dama bokk ci département Rufisque waaye en tant que moom président foyer jeune de Bambilor donc moom la ñuy jàkkaarloo tey mu dalal ñu fi nga xamante moom mooy Bambilor si Kaanu Jeunesse ñu fas yéene amal ñoom ay waxtaan yoo xamante ne que lépp lu war a leer rek ak lëndëmoon si xelu ñu ñi dina leer si seen site Tawfekh TV ndax moom jeunesse yi la fi nekkal wala ndax moom li mu fi nekkal ndax ñëpp la waaye parce que nee nañ dimbal day fekk ci loxoy borom waaye dinañ xool ndax jànkonte yi jeunesse yi di jànkonteel lépp dinañ ci leeral en tout cas daal émission toj yax bi la ñu wax laataa loolu na dañ koy dalal bu baax a baax mu daal nuyante ak téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ni que ñoo ñuy gunge ci li nga xam ne mooy émission waaye di jaajëfal sama cameraman muy Kalzu di koy kontaane bu baax a baax si loolu sëñ bi ñu ngi lay nuyu di lay jaar ñu bàyyi la nga daal di présenté wu si li nga xamante ni que moom mooy Tawfekh TV bàyyi la nga jàkkaarloo askan gi nuyante ak ñoom laataa ñu dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan bi. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur ñaanal suñu waajur bu jigéen bi ñu desee yàlla yàggal ko fi suñu kanam. donc di nuyu auditeur ak auditrice su ñi nga xamante ne nii mooy Tawfekh TV. di seen bu bees. seen YouTube. donc vraiment ñu leen ci féliciter di leen encourager. leen wax ne àdduna nii la rek toujours il faut persévérer vers l'avant. donc vraiment wax dëgg yàlla. may am contentement di rafetlu toog ak yéen. waxtaan ak yéen. ngir njëriñu askan bi. mais surtout commune Bambilor. mais en particulier village bi ma dëkk muy Bambilor. maa ngi tudd Abdou Karim Fikou. nekk président du foyer des jeunes et de la culture de Bambilor. yëngu dëkk fi nga xamante ne Daaru Salaam. di représenter jeunesse su Bambilor. voilà merci beaucoup donc di koy kontaane bu baax a baax donc defe naa ni que liñ naan yar dafa am solo si doomu aadama ndaxte boo yaroo boo waxee ñi nangu xam-xam bi waaye nag boo noppee ñi nangu yar ba loolu moo feeñ tamit si nuyoom waaye nag ci biir nuyoom yëpp lépp nag jàmm ak salaam la ci loolu nag ñi daal di doore li nga xam ne mooy waxtaan bi waaye waxtaan bi lépp li ko waral rek mooy que li ñu war a leeral ak tamit jeunesse yi nga xamante ne que aussi tamit dañoo toog di xaar lépp ci état wala ñuy xaar lépp ci li nga xamante ne que kenn rek war a doxal defe naa ne que ñëpp a war a mànkoo daal di doxal parce que benn lam rek du yëngatu ci loolu président ñu ngi lay fekk ci li nga xamante moom mooy sa Bambilor bi nga nekk waaye nag kilifa nga ci gox bi waaye nag si li ñuy jàngat mooy kilifa bi yàgg nga kaa rêvé yàgg nga kaa bëgg waaye yàgg nga cee doxee parce que nee nañ nekk ndaw du tax nga nekk mag ni da nga am objectif tey ji ñu bëggoon a xam da nga tëb rek ñu dugg ci li nga xamante ne mooy foyer de jeunes de Bambilor bi pour jiite ko wala da ngaa gis tamit li jeunes yi di jàngote nga war a am si li nga xam ne mooy bay sa waar. waaw alhamdulilahi rabbil alamin question bi nga posé am na pertinence. waaw di def tuuti rek sama historique par rapport ak fi ma dëkk ak li tax ma yegg si fii tey. Abdou Karim dafa am ay jaar-jaar. Abdou Karim jàng na. et bi mu jàngee aussi tamit nekk na fi promoteur immobilier. Abdou Karim aussi nekk na fi promoteur de lutte. ñu koy woowee Luc Nicolaï numéro 2. ma yàgg ci lool di jàppale jeunesse su Bambilor surtout ci wàllu làmb. nekk un acteur de développement surtout. di prôner exemple ci jeunesse su Bambilor. mais aussi bëgg sama gox bëgg sama dëkk. bëgg participer ci gestion cité bi. mais li ci ëpp solo yàlla moo ma bindee nii. ndax mag suma ay morom ñoo fi nekk. man ma opté di yëngatu nekk un acteur de développement un acteur social. une personne boo xamante ne day waxtaan ak nit ñi di duggante ak nit ñi ñeme esprit créatif. donc créé naa fi ay association yu bari fii ma dëkk. tey jii vraiment wax dëgg yàlla
tey rëccuwuma ko ndax gis naa ci avancement. Donc Abdou Karim yëngatu na ci ay activités yu bari yoo xamante ne nii. ay activités génératrices de revenu la. tooguñu rek wala xëy rek yegg si fii dafa dañu ramper. am fu ñu jaar ba yegg si fii ñu yegg si tey. donc je pense que ne. képp koo xamante ne jeune nga rek. war nga mën a jël sa ay engagement ay responsabilités. xam ne kilifa. yàlla moo koy def ci doomu aadama bi. waaye day fekk it ki nga xamante ne moo ko bëgg a doon mu sabablu ko. nekk ci yoon bi ba nit ñi gis ko xam ne kii li muy def bëgg na ko. ñu mën ko ci jàppale encourager ko accompagner ko. donc loolu lay olof di wax dimbal lay fekk ci loxoy borom yàlla baax na yàlla bay sa tool ci loolu président am na lu ñuy force biir wax mooy maanaam yow avancement sa gox moo la ñor du leneen waaye nag gis nañ ni que carrément ñi ngi ci li nga xam ne mooy mbiru nawet bi. bu ñu ne mbir nawet nag dina am kër yi nga xam ne day inondé am na ñoo xam ne bu asamaan si xiinee rek seen xel dootu dalati mooy maanaam lu ñuy jànkonte rek muy coono mais tey jii en tant que tamit yaa ngi nekkal jeunes yi waaye rawatina nag sa gox bi nga nekk jafe-jafe ndox yi ñi di jànkonteel tey jii ni la nga si wax. waaw d'abord di massawu ñi nga xamante ne ndox mi dafa dugg seeni kër ba ñu génn seen ay kër. vraiment ñu ngi massawu ñëpp ndax Bambilor daawul am inondation. mais urbanisation bi dem na ba toll foo xamante ne nii tey. yenn place yi nga xamante ne ay place ndox la woon sax dañ ko def ay dëkkuwaay pour nit ñi mën a am fu ñu dëkk. mais maa ngi massawu ñi nga xam dañ nekk ci ndox bi. di wax ne ndox bi ndoxu yàlla la. du doomu aadama yàlla moo ko fi wàccee. ñun nit ñoo ko doon ñaan pour mu ñëw ndax période d'hivernage la ñu nekk. mais yàlla na nekk ndoxum jàmm. ndox mu gën ci askan bi. mais di wax ne metti na trop wax dëgg yàlla ba foo ko nattu romb na fa tey Bambilor da ngay dugg ci quartier yoo xamante ne ni daawul am ndox tey je peux citer këri kaw daawul am ndox ci bayal bi mais léegi bayalu këri kaw mën naa jàpp ne mooy lieu de stagnation ndox yi. soo ñëwee fi nga xamante ne la route qui mène vers la rajo Bambilor TV. ngeen jéggal ma ci kii bi. mais ndox mi foofu aussi day valangaan ñëw foofu directement. soo jógee aussi fi nga xamante ne mooy pont Kër Serigne Touba. foofu tamit nekk na lieu boo xamante ne ndox mi daf fay daje. ba indi woon na d'ailleurs ay jiixi jaaxa ci ñaari quartiers yi muy Këri Suuf ak Médina Bambilor. donc ñu nit ñu dox ci ay tànk jàmm. trouver ci ay solution ba yàlla def ci jàmm. mais boo xoolee tamit li nga xamante ne mooy marché wu Bambilor. ex marché wu Bambilor ak poste de santé bi foofu tamit barabu ndox la ndox mi tey dafa mel ni vraiment loo xamante ne nii kenn mënu ko naatable. mais en dehors de ça boo demee ci kër yi Médina Bambilor am na ñu bëri ñoo xam dañoo génn seen ay kër. la cité comico pareil nga ñëw biir Bambilor fii waxi nopp nit ñi sonn nañ trop. donc vraiment ñu bëgg solution. iduwaan solution boo xamante ne ni dafay jeexal loolu une bonne fois pour toutes ndax tey moto pompe baax na mais il faut ñu privilégier li nga xamante ne ni mooy assainissement. Bambilor fait partie de la région de Dakar. donc assainissement bi war na nekk loo xamante ne ni wax dëgg yàlla. war nañ ci taxaw état du Sénégal war na ci taxaw bu baax a baax je pense que bu ñu xuusee ci waxtaan bi. dina wax ay mbir yu bari yoo xamante ne ci biir ci biir inondation yi am Bambilor mu ñuy sonal. boo xoolee tamit cité Akis. boobu aussi bokk na ci li gën a bloqué li nga xamante ne mooy ndoxu Bambilor. ndax tey dafa amoon yoon boo xamante ne mooy jógee. Jaksaaw jóge fi nga xamante ne mooy allukaañ jaar foofu ñëw Bambilor mais da daan continuer jaar waaye mbaam dem directement géej mais il s'est trouvé que les cités Akis bu ñu ñëwee vraiment fi nga xamante ne ndox bi foofu la waroon jaar dañu waroon bàyyee benn canalisation def nañ ko ci seen plan d'aménagement d'urbanisme mais sur le papier mais defuñu ko ci sur le terrain. jëfewuñu ko loolu moo waraloon daaw jeeg. ñu am fi ñaari bakken yu ñu fi ñàkk te loolu ñaanutuñu yàlla mu am. donc vraiment nit ñi sonn nañ. état bi na ñëw jàppale leen. nit ñi vraiment pour mën a génn ci li nga xam ne mooy situation yu métti. donc di koy jaajëfal bu baax a baax ba tey rek yéen ngi seen site Tawfekh TV di ci ànd ak suñu kilifa mooy ki nga xam mooy sëñ Xaadim da koy kontaane bu baax a baax saay su ne ci loolu wax nga tamit yaa ngi doon dund ci li nga xam mooy mbiru terrassement promoteur nga woon mais ci loolu noonu tey jii nii da ngay gis ni que ndox bi fi mu war a jaar jamono yu toll ni ay nit ñoo fa dëkk ñan ñoo leen fa dëkkal wala soit que ñoom kese ñoo dëkkal seen bopp.
waaw xam nga Bambilor ni mu ko faral di waxee dafa nekk zone boo xamante ne ni tey urbanisation bi fi am. kenn mënu ko natt. fa tool yi amoon. léegi ay dëkkuwaay la. loolu c'est obligatoire. mais nañu respecter li nga xamante ne ni mooy plan d'urbanisation yi ak li nga xamante ne mooy assainissement yi. tey fi nga xamante ne amul ndox buñ ko daggee là il y aura pas de problème. mais foo xamante ne dafay am ndox. soo ko daggee da nga war a préparer yooyu noonu yëpp. te boo xoolee lii yi nga xamante ne foofu la ndox mi nekk. entreprise yi gën a mag ci Sénégal. ñoom ñoo ko yor. muy CDC muy Télium. comprendre nga. yooyu ñoom tey lii yi nga xam ne fa la ndox mi doon jaar waroon nañ ko mën a bàyyi. ba d'une façon boo xamante ne ni bu ndox mi ñëwee rek. wala ñu def ko canalisation parce que ils en ont les moyens. am nañ moyens yi tey dans le cadre des RSE. mooy responsabilité sociétale d'entreprise. ñoom dañ ci am li nga xamante ne mooy responsabilité wu. dugal seen loxo ci société bi. jàppale nit ñi mais loolu ñun ñu ngi koy xaar ci wàllu assainissement. tey Bambilor li mu soxla. mooy assainissement. certes ñu ngi def ay mesures idoines pour le moment ay mesures yoo xamante ne. yu war a yu daar la. mooy ñu indi ay moto pompe mu xëcc ndox mi yóbbu ko ci terrain footballu Bambilor. fi mu toll nii sax foofu mooy mën naa ne mooy bassin de rétention bi. ndox mi am Bambilor yëpp foofu lañ koy yóbbu. donc je pense que ne war nañoo xalaat dans les années à venir ñu créer maanaam canalisation boo xamante ne nii tey day jóge kër Serigne Touba. jaar Medina Bambilor. génn bëtt akis dem ci canal bi nga xamante ne moo nekk ci pont Ndiassane bi. ñu xëctu ko mu dem Lac Rose. loolu buñ ko defee tey yàlla mën nañoo suturaat ci li nga xamante ne mooy inondation yi. mais aussi dina gën a tax li nga xamante ne mooy lieu de stagnation eau yi. dootul amati. donc loolu noonu vraiment nit ñi war nañ ci taxaw surtout l'État du Sénégal war na ci taxaw. ba mu am solution. ndax tey ñu ngi wax plan Orsec boobu noonu Bambilor dafa bokk ci maanaam communes yi nga xam ne dafay inondé mais ministre de l'intérieur nañu dimbali boole ci plan Orsec bi Bambilor. ndax Bambilor aussi ni ma ko waxee comme ni Tëngéej di inondé Kër Massar. feneen ak feneen di inondé Bambilor noonu lay inondé. comme day inondé nag. te li ñu yor ñëpp ko bokk. nañ ko pàccoo jox ko ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ci war a bokk. ñoom it ñu mën leen jàppale parce que nit ñi sonn nañ trop. jërëjëf ci loolu nag dañuy gën a yaatal li nga xam ne mooy waxtaan gi ndaxte que lépp li ko waral rek mooy bëgg a xam parce que nee naa xëcc boo gis rek am na lu ko waral bëgg a jiite tamit day fekk nga xam naka ngay jiite wax mooy àq ak yelleef bi ci biir communication boo ko déggee saa su ne rek waxtaan gi mu ngi tegu ci yoon mooy maanaam moom nekkulu fi boppam parce que ni ku ne mën nga am li nga am nga beru waaye moom dafa ñëw bu rekk jooytul li nga xam ne mooy bëgg-bëggu askan gi ci loolu ñu gis ni que carrément wax nga bu tudd stade bi mooy maanaam ndox bi yëpp foofu lay versé wu mais jamono yi toll ni stade bi ñu koy defar est-ce que tamit pour verser ndox moo tax ñu defar ko. non stade moom bu ñu ko waxee moom c'est pour le football. mais situation oblige la ñuy wax. d'autant plus que boo xoolee tey ni ma ko waxee sànq fi nga xamante ne fa la point ndox mi daan jaar di dem. mënatu fa jaar ndax nit ñi. dëkk nañ fa. donc on est obligé ñu jël ndox mi yóbbu ko ci stade bi. pour ñu mën a fexe population yi nekk ci jàmm. donc loolu moo waral vraiment ñu jël ndox mi di ko yóbbu foofu. mais tey jii nii que est-ce que tamit aussi tamit nawet bi du jàll ñu bàyyiwaat projet yi ci suuf parce que wax nga sa biir wax. am na xale boo xam ñaari xale yi ñàkk seen bakkan te loolu daaw la woon xaw ma daaw jéeg. tey jii nii que nekkaat nañ ci ren daaw tam ñëw nañu jënd ay moto pompe. tey ñi génnaat ñëwaat di lijjanti ay moto pompe kon fii la mesure est-ce que du doon góom boo xamante saa bu demee bay metti rek ñi saafaral ko waaye duñ ko te topp traitement bi. waaw li nga wax loolu am na solo trop ndax tey état bu ñu waxee état mooy continuité la. moo tax suñu njiit yi war nañ ñu jàppale war ñu gestu. xam ne comme loo xamante ne chaque nawet day ñëw. bu noor bi ñëwee war nañ fexe. ñu defar ko wala ñu defar sax au moins des bassins de rétention yoo xam ne pour le moment. dina mën a stagner ndox mi. mais de passage maa ngi nuyu monsieur le maire. l'honorable député maire de la commune de Bambilor. moom aussi mu nekk koo xamante ne wax dëgg yàlla mu ngi def ay efforts yu mag. pour li nga xamante ne mooy inondation yi am Bambilor. mu mën a dañ ndax jënd nañ ay moto pompe. préfet aussi jox na ay moto pompe jaarale ko ci sous-préfet ñëw ba ci moom mi nga xamante ne mooy maire commune bi. ñu jox askan bi pour ñu mën a pomper ndox mi. donc loolu aussi tamit ñu ngi koy saluer bu baax. mais di wax ne solution bi gën. mooy assainissement
mooy taxawu askan bi mooy defal leen ay canalisation yoo xamante ne nii tey ndox bi dina fa mën a jàll jëm wala ay système de drainage yoo xamante ne vraiment nit ñi dinañ gis seen bopp ci loolu parce que bu dul loolu aussi toujours même problème yi mooy am dañuy informer dañuy xëcc ndox mi indi ay moto pompe xëcc ndox mi indi ay moto pompe mu nekk yoo xamante ne nii buñ ko pérenniser rek mën na yàq lu bari dans l'avenir donc bu ñu si mënee dimbali dina baax mais ci loolu noonu gis nañu que tamit ndox bu jógee rek du si kër rek lay dem bu ñuy xoolee ne que tali Bambilor bi li mel ni que démb ñu ngi gisoon ni que carrément li nga xamante ni que moom mooy tey jii ni que gis nañ ko benn oto boo xamante ni que démb ci yenn heures yi noroon na fee daanu mooy maanaam si li nga xam ne mooy ndox bi moo ñëw yàq yoon bi loolu lépp tamit li ko waral mooy nawet bi ñu ngi koy jànkonte ci loolu mais si biir tëli bi nga xamante ni mooy tey jii ni que ñaanuñ ko yàlla nit dina am cas urgent yëpp malade te tey jii secours yéenu baax na si moom waaye tey jii ni que en tant que président des jeunes de foyer tey jii ni que lan nga ban xalaat nga siy sànni. waaw loolu li sama xalaat rek mooy Ageroute mi nga xamante ne moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu infrastructure état bi mooy tali yeeg yenn affaires yi nga xamante ne ni ñoom la ñu war a defar muy defar pont yi ainsi de suite defe naa ne li fi am démb yàlla moo ci def ndox mu sedd mais vraiment oto bi da doon daanu waaw ndax boo gisee ni mu wengaloo ak ni mu duggee ci pax bi nga xam ne lii c'est un danger kon ñu ngi lancé appel Ageroute nañ ñëw le plus rapidement possible defar tali boobu noonu parce que tey bu ñu ko defarul pot cassé yi ci population yi lay ñëw donc ñoom aussi wax dëgg yàlla ñun gisuñu li nga xamante ne moom la ñu war a def à Bambilor ndax récemment ñu ngi fi doon jooy ay doodaan ñu war ñu indil ay doodaan depuis lors ba léegi ay accident yu bari di fi am nit ñi di gaañu nit ñi di dee oto yi camions yi di daw nu leen neexee tey amuñu ay doodaan yoo xamante ne mën na dimbali nit ñi pour yooyu noonu yëpp mën a wàññeeku kon ñu ngi lancé appel le directeur de l'Ageroute mu jox ay instructions ñi nga xamante ne nii tey mooy ay agent ñu ñëw dimbali Bambilor jàppale Bambilor ñu defal leen ay doodaan mais tali bi nga xamante dafa dagg te oto yi dafa jaar camions yi surtout gën ko yàq nañ ñëw ñu defar ko le plus rapidement possible parce que bu dul loolu rek jaye mën na am ci tali parce que ñi ngi jëm tamit si li nga xam moom mooy màggal bi mu doon événement boo xam ne parce que Bambilor bokk na sortie yoo xamante ni que fi nga mën a jaare biir Bambilor dem dëkk yi la neex bëri na waaye nag boo xoolee télé bi nu mu demee ni bu ñëwee ba mu màgg tamit est-ce que tamit du mën a indi yenn gàllankoor yu bëri bien sûr da koy indi parce que tey boo xoolee Bambilor c'est la porte de sortie de la région de Dakar mais aussi c'est la porte d'entrée de la région de Dakar en passant par Thiès tey ku jóge Thiès pour dem Dakar boo jaaree fii 50 ngay génne jaar Bayax ñëw dem Bambilor dem Dakar mais aussi ku jóge Dakar boo jëlee péage bi da ngay ñëw wàcc Rufisque ñëw Kër Ndiaye dem jaar Bambilor dem Thiès fi nga bëgg a dem ainsi de suite kon tey ñu ngi jëm ci événement boo xam ne événement bu mag la te nit ñi dañ fiy jaar chauffeur yi fiy jaar xamuñu tali bi kon li war rek mooy autorités yi nañ teel a jël seeni responsabilité teel a jël seeni devant ñëw fexe gàllankoor yooyu noonu ñu fexe nuñ ko defaree ba vraiment balay màggal gi balay oto yi di fi jaar ñu mën a fexe incha allah ba loolu noonu mën a sotti loolu rek la ñuy lancer appel defe naa ne que kon donc wàllum télé bi doo daan bi defe naa ne que leeral na comme ni mu ko war a leeree parce que des fois dañuy dégg ñu ne ko maire liggéeyul mais tey dafa am loo xamante ni que maire da ko war a def wala lépp maire moo ko war a def waaw xam naa nag ñuy wax loolu dañu xamul wala peut-être comprendre ñu wala aussi seen xol jóg wala peut-être xam nga yeneen raison mais dafa am ay compétences yoo xamante ne compétence su mairie la am ay compétences yoo xam ne compétence su état la xam nga état dafa teg ay ministères teg ministère des infrastructures ministère boobu noonu ak ministère du transport ñoom ñoo yor li nga xamante ne moo jëm ci wàllu vraiment defar tali yeeg yu mel noonu maanaam tey ministère de l'intérieur moo yor kaaraange réew mi kon ministère yooyu tey bu fekkee état bi da leen fi teg ñoom seen rôle mooy les projets d'état yu mag yi ñu ñëw defar ko mais jaare ko ci mairie parce que mënoo ñëw ci gox te doo jaar ci maire bi waxtaan ak moom ndax parce que maire démembrement wu état la mais nag maire dafa am lu mu mën liggéey ak lu mu mënta liggéey mais nag ci kaw loolu moom li ko war mooy mu bind ay courrier déposer ko jox ko ñi nga xamante ne mooy ay supérieur am ñooñu nag tey ñoo war a ñëw taxawu li nga xamante ne mooy liggéey bi fi nekk ndax tey bu ñu nee dañu war a jàng bu baax mën naa gëm ne maire moo ko kii moom lañ ko jox bu ñu nee aussi nag ku feebaru faju mën naa ne maire moo ko yor bu nee aussi tamit ku bëgg a jàng dem jàng normal
mën naa ne maire moo ko yor mais aussi am na yoo xamante ne nii tey du compétence am du domaine am li mu ci mën rek mooy appuyer mooy accompagner mooy bind jox sous-préfet ndax tey lii rôle sous-préfet la. du rôle maire de. compétence su sous-préfet la. sous-préfet moom moo yor wàllu li nga xamante ne moo jëm ci wàllu defar tali yeeg moom la fi état bi teg pour muy xool yu mel noonu bu amee mu bind envoyé supérieur yi ñooñu dem jox ko DG Ageroute ñu ñëw defar. loolu du compétence maire dama bëgg nit ñi xam ko. te ñu aussi bàyyi yenn maanaam wax ji. wax yenn yi parce que ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi. te dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko war a defar. kon bu ñu koy defar nañu bàyyi wax ju ñaaw wala ñu bàyyi ay mots yoo xam dañ koy jël di ko coller nit te xamoo li mu man moom mu ngi koy def. ndax tey accident yi fi am yëpp day woo Ageroute ñu ñëw fi mu woo sous-préfet du moins sous-préfet ñëw fi woo Ageroute mais du am suite. du am suivi. kon je pense que ne loolu tey bu fekkee am na mu maire mën naa ne d'une part. am na ci responsabilité mais responsabilité bi ci ëpp yëpp ci état du Sénégal la ndax état du Sénégal moo teg ministère boo xamante ne moo yor wàllu infrastructure routier yi kon ñooñu tey ñoo war a taxaw te sous-préfet moo yor compétence boobu tey lu jëm ci doodaan maire yoru ko sous-préfet moo ko yor kon tey boo gisee tey ñu baare tali bi sous-préfet mooy ñëw wax ak nit ñi pour nit ñi mën a dal tey bu doon compétence maire la maire mooy ñëw waaye moom li ko war pour bind déposer jox autorités yi ba pare kaas moom mu ngi koy def récemment il l'a fait à l'Assemblée nationale kon donc kooku tey vraiment pare na pour taxawu communauté am pare na pour taxawu askanam mais aussi pare na pour jàppale askanam mais lenteur yi nga xam ne dafa am ci administration dafa war a jeex ndax population yi ñu ngi sonn nit ñi ñu ngi dee ci tali bi accident yi bari na boobu ba léegi ñu ngi koy wax xolo bu Kaolack bi comprendre dafa metti kon état bi na réagir ministère des infrastructures terrestres nañu réagir ñëw au secours de Bambilor parce que Bambilor soxla na ay doodaan tali bi fi dagg nañ ñëw ñu defar ko le plus rapidement possible ndax nit ñi soxla nañu ko foofu aussi lañ leen di xaar vraiment mais ci loolu noonu gis nañ que fan yi passé semaine bi ñuy génn jeunesse yi parce que nee naa monsieur le maire ni mu amee ndaw ci li nga mooy commune bi yow tamit noonu nga amee ay ndaw parce que da nga ñëw rek pour ànd ak jàppale ndaw ñi moo tax nga ñëw toog ci li nga mooy fi nga xam ne mooy foyer bi li fa toog loo nag du ngir sa noflaay waaye rek pour xeex sauver jeunes yi moo la tax a jóg mais ci loolu gis nañ nga fan yi passé ñu ngi doon nekk di def manifestation boo xamante ni que xamuñu ànd lan moo ko waral parce que si diggante Akis la ak doomu Bambilor yi tey ñi bëggoon rek nga leeral ñu ko si li nga xamante ni que moom mooy seen site bi nga xamante mooy Tawfekh TV ñi si ànd ak Serigne Khadim. bu ngeen gisee frustration bi am mooy suuf bi nekk Bambilor dañu gis ay privé gis ay nit ñoo xamante ne dañuy ñëw di indi seeni boo maanaam seeni baay ñi indi seeni titre foncier pardon naan état bi moo leen ko jox ñuy dagg suuf si di ko joxe te Bambilor mi nga xamante ne nii suuf si fi la ne amuñu ci dara fan yii nag ñu am suñu espace boo xamante ne ñu ngi koy wax la bande de 70 mètres largeur longueur bi sori na nit ñi loolu bokk ci Bambilor ñu fay xalaat pour def ay infrastructure de base lu mel ni centre de santé lu mel ni gare routière lu mel ni marché central lu mel ni lycée moderne wala benn terrain de football boo xam dañ koy aménager def ko benn genre footing boo xamante ne nii ndaw bu ñëw di fa mën di entraîner comme ni ñu def corniche bi nit ñi ñëw ñu séddale ko ñeenti nit ku nekk ñëw ne da nga am sa baay ne da nga ko bëgg occuper loolu nag la ñu dégg ñun mu waral jeunesse su Bambilor yëpp jóg taxaw pour xeex loolu xamal leen ne ñi nga xamante ne ay prédateurs fonciers lañ Bambilor yeewu na Bambilor jóg na te ñu ngi leen di xamal ne leen képp ku fi teg tànkam pour ñëw ne da ngay revendiquer loolu di nga ko jàmmaarloo ak jeunesse su Bambilor parce que je ne peux pas concevoir tey Bambilor tey manque d'espace ñu xamante ne nii ay nit dañuy ñëw yor seeni boo ñëw naan dañ ñu jox mais ñun kon lan lañ am lan la ñuy am duñu am dara amul fenn fu ñu mën a def infrastructure de base amul fenn fu ñu ko mën a def te espace boobu rek lañ yaakaar pour def ko xoolal ñu ngi daw ay at a ngi nii ñu ngi daw ci suñu problème mu 60 hectares te décret moo ñu ko jox décret boobu tey service technique yu bari ñëw nañ fi ne état moo leen yónni pour ñu def loolu mais jusqu'à présent dara
nit ñi boole naqar yu bari yooyu tey ak problème yi am ci réew mi. nit ñi boole naqar yooyu dëkk bi jóg nag. sans exception nag. muy suñuy papa muy suñuy yaay muy suñuy rakk muy suñuy góor muy suñuy jigéen. ñëpp a génn pour def manifester pour wane ne tey lii nga xamante ne ñoom la ñuy def. te ñu ne service domaine ñoom ñoo leen ko defal. ñun ànduñu ci tey ànduñu ci suba. ànduñu ci gannaaw suba. te pare nañ nag ba fu mu yem neex ndax du ñu nangu. wax dëgg yàlla. ay nit jóge fële. yor seen ay boo ñëw di ñu séddalee. suuf si bàyyi Bambilor. Bambilor mu ngi revendiquer 60 hectares. mais nañ ñu ko génneel de grâce. bu ko defee loolu féete boor. bande 70 mètres bi ñu bàyyil ko Bambilor ñu def ci ay infrastructure de base yi ñu fa war a def. pour Bambilor naat. ndax boobu ba léegi ñu ngi wër fu ñu def centre de santé amuñu suuf bi. suuf bi nag ñooñu ne dañ ko jënd. nañu dem ci ki leen jaay mu delloo leen seen xaalis mais ñun Bambilor duñ ko bàyyi.